këram sa tàngal diwlin ba mu tàng ñu ne parce que daf ko utal wujj alors que tu as simplement le droit de quitter la maison. simple comme bonjour. ñaan ko baat bul yàq àddunaam dinañ ne ma degré muñ ñi ñoo bokkul je suis désolée ndax mbiru bakken la ñuy wax yow sa bien-être ndax dala def lu la naqari mais que le bakkenam xaj na ci ndox bi nga koy sotti ba diwlin kon yow li mu la def tu es capable de lui faire pire moom daf la takkal wujj yow tu es capable du pire mooy jël bakken donc il faudra que les gens. muy violence entre les femmes. ah mais oui borom kër gi d'abord nga jóge ci loolu dem ci sa moromu jigéen boo xam ne da nga ne da nga ko rey parce que dañ koo indi ci biir kër gi il y a un problème Sophie. wala nga liggéey ko mu dof. wala nga liggéey ko mu dof bëri na fi génn kër gi gàddaay ñuy wax kii de bañ ko takkee indi ko ci kër gi. kon naawtal lañ ko naawtal mu dem et c'est des formes de violence yoo xam ne amul lu koy justifier pour la bonne et simple raison que ne yàlla dafa àtte démb. tu n'en peux plus demande le divorce demal. ak lu mu metti metti man muñ ba fa laa koy xaar mooy def na la lu la metti tàgg nga ko dem da nga muñ amaana sax yàlla boole la ak borom kër bu la dul takkal wujju mais bul arriver à des violences ou ay affaires yoo xam ne bu ëllëgee mën nga koo rëccu ndax moo fi soodee woon ba ay doomam ngay dégg ak yeneen am na sax noo xam ne dañ ko def ba pare xaru wala def ko dootuñu mën a nekkati ci biir société bi parce qu'on est dans une société aussi très violente lu waaye def ñu fàttali la ko ay jamono muy premier point bi deuxième point bi dóor na jabaram gis nga man ay affaire de violence teguma ko ci ay nangu na nangul tu sais Prospère am na jigéen yoo xam ne nangul nañ seen jëkkër nekk ak ñoom ku góor ki di leen dóor suba ak ngoon un alcoolique ak yeneen yoo xam ne xooluñu nga nangu ñàkk nangu dañuy tabase every day ñu nekk ah waaw d'accord yow mën nga ko woowee nu la neex rek waxatoo ma nit man waaw non mën nga ko woowee nu la neex je veux juste te dire que y a des femmes yu nangul seen borom kër ñooy sang sax defar ba mu jekk pour kenn xam ne dafa màndi ji woon ci biti ñu jàpp di ko dóor suba ba ngoon à cette femme kooku nattu la effectivement mais kooku munoo waxu violence mu nangu ñàkk nangu man damay ñëwaat si la base vous allez me dire que thème bu ñu ñëw nga ñëwaat ci base mais ñun ñëpp loolu mooy suñu àdduna l'éducation nañu yar suñu doom yu góor yi ci yërmande yar suñu doom yu jigéen yi ci respect parce que en fait tu respectes ton mari tu l'aimes nga boole ko ak cër bi Prospère di wax mais problème du am ci biir kër gi wala bu problème amee sax ni ñuy waxee boo leen ko mënul régler yaa les parents ñun chance boobu la ñu am ci société bi xëjuñ rek wadd ci àdduna problème dina am nga dem wax ko sa papa Benoît ni ko ah papa jaaxle naa mu tegaat la ci yoon mais il y a un sérieux problème parce que bu dee góor la nee naa jigéen nga yar ko ci respect góor nga yar ko ci yërmande et ça commence par ci biir kër gi mu commencé di dóore di def yenn yi nga ne ko Prospère kaay góor du dóor jigéen am na góor yoo xam ne lu leen seen jabar nangulul mata duñ ko teg loxo c'est des hommes qui disent du ma mës a dóor jigéen sama àdduna sama loxo bii mësul laal jigéen sama loxo bii du mës a laal jigéen ça existe loolu dafay ancré ci nit bas âge la mu commencé di développer yenn violence yi sa doom bu góor la nga woo ko ba mu ñëw faut pas faire ça jigéen kenn du ko dóor est-ce que bu ñu dóoroon maman dina la neex boo ne woon jamet fekk nit dóor yaay dina la neex mu peser le pour et le contre commencé di calmer wu noonu lay màggaale ba doo ko dégg ci ay violence conjugale ndax mu génne la këram moo koy gën a yomb mu jàpp la di la dóor ci biir këram parce que am na loo xam ne bu xasee ba am il faut le dire day wàññi éviter violence conjugale day tax ne nit ñi duñu dund ci biir kër yi hypocrisie xam mës naa ko wax fii ci benn émission dormir avec ton ennemi am na de mooy ne nee nañ la muñal rek dellul ci kër gi nga dellu ngir parents yi alors que dara desatu fa ngay séq ak moom sax alors que dara desatu fa donc violence conjugale yi li muy jur kenn xamu ko et dafay indi ay conséquences yu désastreuses maintenant par degré la dama ko doon wax ñu naa ma non dóor la ku la dóor benn yoon dina la dóor ñaari yoon attention lakk sax par degré la brûlure premier degré da ngay dem médecin bi prescrire la garab yu simple ak yooyu saf na mais dina dem second degré ba bi nga xamante ni il faudra sax amaana da ngay dugg comment il y a des hommes qui n'ont jamais frappé leur femme wala jigéen bu musul tontu jëkkëram je prends un exemple tey Benoît nekk na góor bu baax say ak Mata musuñu am problème ñu xëy benn bés mbir mi dégénéré Benoît mbéj Mata foofu dama ne seul Mata est habile génn ngeen 20 ans sëy ngeen 30 ans benn yoon boobu la mës a teg loxo on peut pas être des juges catégoriques
am ku ne ma non non ku la dóor benn yoon dana la dóor ñaari yoon ma ne la attention mësta dóore xamul lu dóore di saf. Seul Mata est habile à pardonner ou non à son mari et vice versa. jigéen bu la musul tontu musul laa wax lu la naqari musul laa def lu la naqari nga xëy mu def la ko benn yoon soo amee retenu dëgg peut-être mën ngeen régler et je dis bien peut-être seen problème boo leen ci dugalul kenn li ma mënul sakkee mënuma ko supporter mooy un homme qui bat constamment sa femme ñu koy utal justificatif. man boobu mënuma ko supporter su ma ne constamment Sophie mooy ñoxor njaay nga dóor neex na nga dóor et on te fait croire sax dans la société que am nga droit dóor alors que ki la ne am nga droit dóor sax dalaa wax looy dóoree am na sax ñuy utiliser seen xam-xam pour manipuler les gens ci sens boobu naan diine sax dafa ne nga dóor non lan la diine wax nee na da ngay waxtaan d'abord xam nga moom lépp ay catégorie la nee na nga def nii nga dumooyu ko ci kaw lal bi kon kooku mi ngi éviter lii ñu ne nga dumooyu ci lal bi après ñu ne la nga xañ ko sa bopp xaw ma ñu dem ba mu ne booy dóor mu xamoon ne bu yemee ci nga dóor rek genre prospère yi danañ la dugal kurpañ nga glisser ci couloir bi jërëjëf mu ne la nga dóor wante lan ngay dóoree ñu xayma ko tey ci suñu jamono espèce u bantu bale ci suñu jamono rek mais am na ñuy dóore tey bay taxaw naan islam may na ma dóor ñu taxaw ci moo dóor bi nga xamante ni am na jigéen yoo xam ne def nañ leen ko ba cicatriser leen ko na leer ne bépp góor boo xamante ni yaa ngi fii ci àdduna nga ne da nga dóor jigéen ba yàq àddunaam Sophie sa dem safara xaj na ci de je pèse bien mes mots nga dóor jigéen nii ba yàq àddunaam sa dem safara xaj na ci pour la bonne et simple raison l'islam n'a jamais cautionné la violence ainsi que toutes les religions révélées bu ñu ñëwaatee ci suñu société lan moo tax certains hommes dañ koy def sans souci am na jigéen yoo xam ne sax tontu seen jëkkër ndam lañ ko def parce que da ngay am benn Sophie Gueye derrière toi bu lay wax ni bu la ne benn nekk fukk du mujj fenn attention ay forme de société bu lay góor yi c'est la société moo lay modeler de telle sorte que da ngay yaakaar ne dóor bi ngay dóore sax yow sa baaxuy doom xaj na ci jigéen bi boo amee benn entourage bu mauvaise rek dañ lay gëmloo ne yéen ñaar war ngeen weccoo damay si la may permettre ma daaneel ci complémentarité bi Prospère doon wax sànq tu sais lorsque tu sais que ta femme te complète góor lu mu nekk le dirigeant de la maison àdduna du neex ba mu ëmb juróom-ñeenti weer mooy ne pour mu gis leeram faaw mu am soxna ci biir kër gi fa la misaal bu gën a graaw nekkee complémentarité weesuwul loolu il faut un tel et un tel pour produire ngeen produire ñu ne leen il faut nga jël ci yow jël ci Mata pour yar ngeen yar mu màgg ñu ne la il faut que kaddu ak yaay jàppale pour ñu maye mbaa mu takk soxna léegi yéen ci loolu noonu yëpp vous n'avez pas compris que vous devez vivre en harmonie et dama ne couple bi la dàq vivre en harmonie gën la teg li ñuy woowee communication et fa lay daanelee la meilleure manière de lutter contre les violences conjugales c'est la communication parce que gëm naa ne fu loxo jugee ñàkk compréhension bu total am na fa boo jëlee jikko teg il faudra que les couples apprennent à communiquer soo loo def nit sa borom kër lu ko metti et apprendre à connaître son partenaire jeex na war na war a mën a rusee la benn jëf bu baax boo ko mës a defal une forme de communication la def nga ko tey lu ko metti mu xalaat ne pourtant dangaa sëy këram ay at Sophie de sëyal na ma ay at pourtant lii benn yoon bii la ko def forme de communication Sophie kaay lu waral lii am na ñoo xam ne xaaruñu ko ci sax ndax meloo nii yow meloo nii qu'est-ce qui se passe xaaruñu ko ci jéemuñu ko sax lijjanti parce que dañ leen di gëmloo ne oui tu es un homme rek da nga war a ñëw ci kër gi bumbu pétard boo ko defee di nga gis ci Sophie loo mës a gis ci moom yaa ngi développé encore ci moom loo xam ne bu réticente tuuti musiba am essayons de collaborer dans les mariages nañu def comme ñu nekk ci entreprise da ngay dem ci entreprise sa chef bu nekkee jigéen wii chef nga koy wax dig nangu parce que da nga gëm ne da nga war a produire ci entreprise da lay fay bu weer deewee jural la sa njaboot ne me dis pas que comparaison n'est pas raison salaire njaboot weesu ko dan si nangu gi nga wax nangu bi nangul sa chef d'entreprise exactement nangul sa chef d'entreprise waaw sa jabar tamit boo demee ci kër ga munoo ko nangul wala jigéen bi rek a war a nangul moo wax dégg non non dégg sama développement d'accord bàyyi nangu ñaar ñëpp nangu là je suis d'accord nangu laa wax so je prône pour la communication boo waxoon ba jeexal te waxoon nangu rek pour lutter contre les violences conjugales d'accord Sophie li mu développé Ben Benoît day ñëwaat ci li ñuy waxtaanee chaque jour fii xam nga dañ naan sëy moom li ci ëpp solo la plupart du temps ñun xale yi dañuy foog ne mbëggeel la c'est-à-dire on est tout le temps là à jéem a xool degré bi nga nobee sa waay wala sa waay ba mu la nobee nu mu toll ba xam jar na nga sëyal ko wala doo ko sëyal
alors qu'il y a autre chose derrière lu gën a am importance